asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna ñoo ngi leen di ziar leen ñaanal yàlla di leen nuyu bu baax a baax di ñëw rek suñu thème bi nga xam ne moom lañu am tey di ëllëgu Sénégal nag tey indi thème bu am solo di jigéen ak politique nag tey ñu war koo def feggoog àdduna kon ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ séqal plateau bi nar a waxtaan ak ñoom muy suñu mbokk panélistes yi waaye nag di responsable yu mag di leen di nuyu Awanar Fall Diop, agence municipale de la ville de Dakar, présidente fédération sénégalaise de rouleurs, champion du monde en 2017 en Chine, champion du monde 2019 en Espagne. ligne bi Mariatou ñu ñëw ci Mariatou Dieng, ingénieur en biologie. Mariatou anu soxama Aniché Ahmed ñu ngi leen nuyu di kontaan c'est Mariatou Dieng, Madame Gadiaga, la précision est de détail. ma leen nuyu di sargal di kontaan aussi di bokk tey ci émission bu waa RDS nekk les promoteurs. Donc émission bi nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi ñun ku ñu xam-xam ne ci wàllu jigéen ñi la ñu gën di yëngatu ba bu dee on est des femmes politiques donc dañuy kontaan loolu tey teewee ko ak suñu ay ndaataango yoo xam ne ni ñu ràññee ci politique lañ aussi ak ay femmes leaders ak yéen aussi suñu ay càmmiñ donc kontaan naa loolu Ahmed tey mu teewee mbir mu mel nii. macha allah ñoo la gën a kontaan madame Gadiaga xanaa ñu jàll ci Anta Ndiaye madame Diagne moom it responsable des femmes Rewmi Guédiawaye Rail Sud. Anta noo def. waaw salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp. Mouhamed maa ngi lay nuyu. di préciser ne Anta Ndiaye Guinaw Rail Sud Pikine mu nekk loo xamante ne lu am solo la parce que damay représenter dignement la population de Guinaw Rail Sud partout ci biir parti Rewmi aussi. maa ngi rafetlu émission bi di nuyu sama frère ambassadeur. di ko wax ne kontaan naa ba moom plateau. di nuyu aussi sama sister Mariatou vraiment mu nekk une femme leader bu ñu yàgg a ràññee ci parti bi ci par sa compétence ak taxawaay bu rafet bi mu am ci parti bi. di nuyu aussi suñu tata bi nga xamante ne moom lañu invité muy Tanday Fatou. di nuyu aussi Awanar ñu ngi kontaan bu baax di bokk ak yéen plateau bi j'espère que dinañ ci am ay jàngat yu am solo yoo xam ne dañ ko jëlee ci émission bi macha allah ba ci kanam. macha allah Anta di dem ci suñu xarit bi nga xam ne moom kenn du ko présenté ci parti Rewmi di ambassadeur depuis Paris from Kër Ndiaye Lo le patron du live ambassadeur noo def. salaamaaleykum waaw diaspora bonjour wa rahmatullah diaspora bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu auditeurs auditrices yi nga xamante ne ñooy suivre Rewmi Diaspora TV en direct di war ne toujours rek di leen fàttali ne l'abonnement c'est gratuit. Vous allez sur YouTube, tapez Rewmi Diaspora TV et appuyez sur la cloche rouge. C'est gratuit, donc c'est pas payant. Donc, di wax ne kontaan naa tey jii bokk ak plateau Ahmed Diankha ak ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi nga xamante ne ñoom lañ bokkal plateau bi tey ñu si émission bi ñu naan ëllëgu Sénégal ñu war si waxtaan thème bu am solo thème bi ñuy waxtaane mooy jigéen ak politique. jigéen ak politique nag buñ ko waxee rek kon émission bi émission jigéen la tey nag lañ la leen di waa Rewmi Diaspora TV di leen wan yu bees tax feem yu bees sax ak ay jigéen de classe ay femmes de classe yu top kon di leen wax nag partager aimer commenter c'est votre devoir pour que waxtaan bi ñu fiy jële tey jii ñëpp mën ko jariñoo loolu rek laay wax di nuyu jigéen ñëpp Awanar Anta Gadiaga yéen ñëpp acca top c'est parti pour vous. waaw jërëjëf ambassadeur balaa ñu ñëwaat ci Awanar je crois que Awa mi ngi ci ligne bi wala newul ci ligne bi Awa yaa ngi ci ligne bi. maa ngi ci ligne bi. waaw Awa Naar comme ni ñu leen ko waxee rek Awa ñu ngi lay ziar. Ahmed maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di ziar waa diaspora bi nga xamante ni seen initiative rafet ci télé bi ñu ubbi pour ñu mën a jox ko ñun ñëpp ci àdduna bi. macha allah dañuy dem rek suñu invité bi moom yaakaar naa kenn du ko présenté ci parti Rewmi muy suñu yaay madame Ndeye Fatou Diop yàgg ci parti bi lool di jigéen joo xam ne jigéen ju man góor def na fi lu nekk nag ngoon bu ne fekk na ko fi jàppale na Idrissa Seck nu nekk waaye dañuy wax rek suñu yaay di adjointe au maire de la ville de Thiès madame Ndeye Fatou Diop ñu ngi lay dalal fii ci ëtt bi nga xam ne ëttu RDS ñu ngi lay wax ni yaay noo def.
maa ngi sant yàlla bu baax Ahmed di kontaan lool ci dalal bi ngeen ma dalal di nuyu waa parti réew mi di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àddina bi yëpp di leen wax ni jërë ngeen jëf ci dalal bi ngeen ma dalal li ngeen séentu ci man ba dalal ma yàlla nañu yàlla woon lu ci kawe suñu njort macha allah. amin yaa rabbi xam naa ne ñu ngi nuyu waa côté Thiès foofu di nuyu waa Sénégal di nuyu partout ñi ñuy seetaan di wax rek ñu ñëw nag ci Awa Nar nga xam ne dinañu defal benn résumé ci 10 minutes boo xam ne wax ñu jigéen ñi yoo nga xam ne ñoo fi nekkoon dëng def lu ne nag ci politique. Awa ñu ngi lay bay kàddu gi. waaw Ahmed damay ñëw ci politique gu Sénégal ndax tey thème bi jigéen la ci politique gu Sénégal ci Sénégal mais ñëw ci ajaratu Caroline Faye nga xam ne mooy jigéen bi njëkk ci Sénégal bi nga xam ne moo dugg ci politique da doon syndiqué nag syndicat la woon di syndiqué jóge ci daal di dugg ci politique bi mu duggee ci temps Senghor muy jigéen boo xamante ni macha allah bi mu duggee dafa invité naataangoom ku ñuy wax ajaratu Fambaye Fall nga xam ne tey moo jur ki ñu naan Pape Mayel Diop di liggéeyal Sénégal tamit biñ ci jógee defe naa tey ñu ñëw ci ajaratu Aram Diène moom PS la woon di ku ñu ràññee ci politique ndax dem na ba nekk député boo xamante ni jàngul waaye dem na ba nekk ci assemblée nationale di défendre peuple bi buñ ci jógee defe naa ñu ñëw ci Cumbe Thiam ci PDS ndax Cumbe Thiam mooy première femme bi nga xam ne moo njëkk defal meeting PDS ndax Senghor daf ni woon ku fi meeting ñu tëj la kaso mooy femme bi njëkk def meeting ci PDS ñu ñëw ci Hélène Tine defe naa AFP nekkoon na fa ci Niass di ñëw ci Binta Samba Ba mu ngi woon AJ/PADS te AJ/PADS defe naa buñ koy wax defe naa président Macky Sall fa la nekkoon bala moo ñëw PDS ñuy ñëw ci Penda Mbow kooku nag mooy forum civil ñooñu ñoom dañuy défendre intérêt ñëpp ci biir Sénégal donc femmes yooyu tamit ñu brave lañ ñu am solo ci politique gu Sénégal. Professeur Amsatou Sow Sidibé kenn du ko naataange parce que ci élection yi defe naa université Sénégal ñëpp dañ cee jàpp ci moom ndax am na lu ñu yaakaar ci moom ak lu ñu gis buñ ci jógee nag tey damay ñëw ci ki nga xamante ni mooy première ministre du Sénégal muy Mame Madior Boye mais nag am na ñoo xam ne ñu ngi ci analu Sénégal ci histoire du Sénégal dañ leen bind muy les frondeurs yooyu ci réew mi lañ leen ràññee muy ku ñuy wax Ami Collé Diène bu Thiès Garni Fall bu Thiès kon Ahmed xam nga ni waa Thiès ay bañkat lañ tey madame le maire Ndeye Fat Diop dina ko leeral ba mu leer Soda Mbacké ajarat Soda Mbacké mi nga xam ni Géejawaay la Anta Dieye kooku mu nga nekk tamit Thiès ak madame Ndeye Maguette Dieye département Dakar Ahmed defe naa jigéen ñooñu xare nañ ci politique gu Sénégal. macha allah Awa Nar ñu leen di fàttalikul ne Awa Nar aussi moom mooy jigéen ju njëkk a tuddee le président Idrissa Seck doom en tant que militante di continuer rek ci suñu xarit Mariétou Gadiaga depuis côté bële fële Mali montagne yu tàng yooyu Mariétou acca loo ñuy indil ci jigéen ak politique. xanaa ma kontaan trop ci li Awa Nar introduire indi tuuti un rappel de l'historique des femmes de valeurs qui ont toujours été au Sénégal parce que aussi da ciy baax ñu xam ne que ñun dañoo juddu màgg am ay royukaay yu ñuy gis ci politique langue politique ba tax ñu war ko mën a ñeme et même plus loin que ça aussi le Sénégal dañuy fàttali ne que même avant ñuy wax affaire parité ak la présence des femmes au niveau mondial le Sénégal a toujours eu sa part de vérité dans cette histoire-là parce que aussi bu ñu fàttee jigéenu talaatay neex yi bu ñu fàttee aussi jigéenu waalo yi ñoom Aline Sitoé Diatta c'est des femmes yoo xam ne peut-être du woon politique mais elles ont toujours été des leaders des femmes leaders ñoo xam ne dañoo nekkoon au Sénégal am lu ñuy tekki lu war a tax jigéen fu mu leen séenee rek xam ne que ñii ay jigéen lañ bu weesoo loolu aussi jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ay jigéen duñu ay politique xëy na parce que politique ni ko indee mooy nekk di langue politique bi mais man dama jàpp ne la vie de tous les jours c'est faire la politique donc même jigéen ñu baax ñi nekkoon ci daara yi te jur ñu suñu kilifa yi ñoom tamit dañoo nekk ay femmes leaders mais aussi Ahmed dafa am ñoo xam ne ni ñoo nekk ay jigéen bi histoire amee daguñu histoire bi mooy jigéenu tey jii mooy les femmes leaders actuelles féete ñu mag ñoo am ñoo xam ne dañ leen ci ràññee lool xëy na tudd ñëpp du yomb mais ku mel ni femme Hélène Tine
dafa am jigéen ñoo xam ne leen di gis ñu nekk ay ndaw ñu gis leen télé bi ak ci rajo bi ñu wax dégg ñuy wax ñu jox ñu envie ñu faire la politique def ko sacerdoce di ci xëy di ci gontu yaa Hélène Tine yaa Nafissatou Wade yaa Seynabou Wade ah yaa Adjaratou Ndeye Maguette Dieye Adjaratou Ndeye Maguette Mbodj ah yaa Nafissatou Fall bi dëkk Pikine ah yaa Aïssatou Sow bi dëkk Dakar ah lépp dafa am yaa le ministre Ngoné ministre Ngoné man dafa bokk ci ñoo xam ne nii dama koy déglu di ko suivre parce que dama ciy jàngat mise à part que bokk ñu fi ñu féete peut-être ci politique donc dafa nekk ñoo xam ne nii ñun dañoo nekk suñu ay royukaay donc je pense que xëy na góor daa gën a fës ci politique rek mais jigéen dafa yàgg politique dafa yàgg ci àdduna Sénégal la ciy am nag royukaay bu bëri Ahmed. jërëjëf Mariatou jigéen dafa yàgg ci politique jigéen yàgg naa am ndam ñu dem rek seeti côté bële côté Dakar suñu naataango di Anta Ndiaye moom it mu am lu ñu résumé ñu soog a dem nag suñu invité bi Anta. waaw Ahmed comme ni ko Mariatou waxee politique ak jigéen dafa nekk loo xam ne lu yàgg la ndax bu njëkk ba dañu doon xoolee jigéen comme koo xam ne dafa war a rester au foyer au-delà même dëgg nga rester au foyer dañu yaakaar ne yow waruloo am benn position ci instant de décision yi nga xamante ne war nañ ko jël te loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu démystifier la parce que comme ni ko Mariatou waxee awanaar wax ko jigéen yàgg na taxaw di bañ au sein du parti politique au sein de la société civile loolu yàgg nañ nekk benn marque boo xamante ne dañ ko distinguer ci jigéen ñi peut-être que amoon nañ habitude buñ daan def politique tàccu dañ daan féetale jigéen ñi jox leen xartum jox leen xaalis te léegi loolu jigéen ñi xam nañ ne ñoom tey jii dañ appelé à devenir des leaders de ce fait loolu dañ ko jël bañ ko ñu war leen a jàppale yaatalal leen yoon bi tey boo xoolee fu mel ni parti réew mi tey jii jigéen ñi am nañ position bu am solo boo xamante ne taxawee nañ ko fa ce n'est pas pour rien le président Idriss Seck ñëw ne jigéen ñi borom mbaxane borom mu sëriñu mooy yóbbu pale loolu nekkul loo xam ne lu neen la tey boo demee ci biir parti réew mi suñu yaay yi fi nekk jiitu war ñu yoon bi ku ci mel ni Adjaratou Ndeye Maguette Adjaratou Garmi Fall nga dem Thiès nga ñëw Dakar Aïssatou Sow mu nga fa nga dem Pikine Nafissatou Fall mu nga fa nga dem ci diaspora bi aussi parce que diaspora bi jigéenu parti réew mi am nañ ci taxawaay bu am solo tey boo xoolee ku mel ni Fatou Mbow mu dem ba nekk biir RDS bokk ci communication bi am na rôle bu am importance wax ne mu ngi koy jouer au niveau de la diaspora ku mel ni Aminata Lo ku mel ni Rella Sow Kina Camara et j'en passe jigéenu diaspora bi macha allah te président Idriss Seck am na conscience ci loolu am na confiance ci jigéen ñi tey ku mel ni suñu tata bii di Ndeye Fatou Diop ku mel ni tey jii Adjilo Ndeye Ami wax naa ko ku mel ni Adjilo muy Italie di liggéey bu am solo kon tey jii nga dem ba Suisse partout au Sénégal ci diaspora bi foo dem ci àdduna bi jigéen ñaa nga fa nga dem ba Gambie bi ku mel ni tey jii ku ñu wax suñu sister Joséphine Mendez mu nekk plénipotentiaire élection yi passé présenté woon réew mi Gambie kon loolu nekk na loo xam ne nii au sein du parti même am nañ fii taxawaay bu dëgër boo xamante ni war nañ ko mën a taxawee lii des nag mooy ñu matérialiser ko jox ñu suñu gëdd de telle sorte que ëllëgu Sénégal bi ñuy waxtaanee jigéen ñi am nañ solo bu baax loo xam ne liñ ci mën a participer la pour l'instant daal bu gën a may suñu invité mu xuus ci débat bi ñu yemandi foofu en attendant ba ci kanam. jërëjëf Anta ñu may leen seen gëdd googu moo tax tey ñu def émission bi nga xam ne tey émission bi gëm naa ne le président Idriss Seck mu ngi koy xool mu ngi koy seetaan en direct di wax ni nañ continuer ba tey di dalal nag tey suñu gan gi nga xam ne gan gu màgg la waaye gan la goo xamante ni ma leen ko waxee ci njëlbeen bi rek def na fi lu ne nag sama yaay booy yaay. ñu bàyyi Ndeye Fatou déjà en introduction quand même mu wax ñu moom thème bi nga xam ne mooy jigéen ak politique moom lan la ci xalaat lan moo ci xalaatam d'une manière très vaste moom aussi mu wax ñu aussi moom mi fekkee démb fekkee tey macha allah dañu gunge te ñu ñaan yàlla mu continuer mu gudd fan lan la gisee politique gu démb ak lan la gisee politique gu tey ci wàllu jigéen ñi. xam nga ce serait important ñu dugg ci biir thème bi mais ñu bàyyi ko mu def introduction sur le thème général ba nga xam ne dafa jigéen ñëpp ko bokk moom ak foo mënti bokk ci politique da koo bokk moom donc ce serait important ñu bàyyi ko moom aussi mu def ñu xalaatam ci lan la gisee jigéen ak politique bu démb ak bu tey. waa Ahmed dama bëggoon rek balaa boobu ngeen may ma sant yàlla bu baax julli ci gën ji mbindeef sant samay wayjur sant sama famille ndax nag ba may politique yor doom yu ndaw bu ci sama famille jàppul woon du yomb ci man waaye sama famille laa leen daan bàyyi di dem ka ca gënoon a taxaw nag di sama jabaru mag di Aminata Ndiaye madame Aminata Ndiaye vraiment jàppale na ma ci sama politique ndax daan na ma téyel samay doom may dem di politique c'était pas facile waaw di comme man nag mairie laa nekk
sànq bi ñuy lim jigéen ñi dama bëggoon ñu lim ndeysaan Fatoumata Ka maire la woon ci décentralisation bu njëkk ba te ba léegi waa dëkk ma ngi koy jooy waaw Fatoumata Ka bëggoon naa ñu lim ko ci dama di doomu Cees nag dégg ñu lim jigéen ñi te dégguma Mantulaay Géen te bëggoon naa koo dégg Mantulaay Géen lu ne def na ko ci politique ma bëggoon ci PDS gi tamit ñu lim Kumba Ba bu Tamba Kumba Ba 78 la ci sëyam tas ndax ànd gu mu ànd ak Ablaye Wade te neexul jëkkëram mandat Ablaye Wade bu 78 yépp Kumba Ba la may indemnité moo ko doon fayee loolu lu jara fàttaliku la lu jara bàyyi xel la su ma sañoon yu mel noonu ñu bàyyi ci xel ah bii duma tàmbale nag te ñaanuma ci yàlla mbas mi yàlla mi ko fi indi yàlla na ko fi jële feebar bi ñi mu dal yàlla na ñu wér ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal te ñu bàyyi xel nag ci mesure barrières yi les gens ont tendance à laisser tomber nit ñi dafa mel ni dañoo deltu ginnaaw ci takk masque yi ci raxasu bi ci def gel ci wàññi dox yu amul solo yi bu farata jotee lu munul ñàkk nañu ko doxi te dellu si toog ci kër yi surtout ñun mag ñi loolu daal maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk waa adduna bi nañu ci bàyyi xel rawatina waa Thiès gii nag Ahmed nag nga laaj sa première laaj bu am solo la ndax ku ne xam na ni ñun suñu politique PDS lañu ko commencé opposition PDS bu metti lool soo gisee démb bi may tàggatoo ma ni awanaar ak i rakkam nañ ñu baal ak ndax yàgg nañoo dem Dakar jubal kër Ndey Maguette Dieye ca wetu Gaspard Camara lekk añ ba mu sombil ay doomam mi ngi nii fekkee na ko dund na loolu ah politique bu metti lañu tasee politique gu di cotiser di fay suñu permanence li ñuy wax ci jigéen ak politique jigéen ni Thiès gii ma xam te dëkkoon ak ñoom li ñu daj ci politique benn jigéen du ko ci daj ñoo daan cotiser bu weer deewee maire bi def 100 vice maire bi def 200 ñu koy cotiser di ko fay naar bi ñu luyee woon permanence su PDS ñu koy fay 20 000 francs par mois banque sax bu ma saana damm ñoo daan cotiser defar lu banque teg fa ca permanence ba lu metti la ñu dund buñ daan meeting dañ daan cotiser buñ daan meeting dañ daan dem Mboro def commission bu ñu demee Mboro tonton Moussa Ndoye may ñu jën ñu kii tonton Jibi Yadd may ñu légume ñu ñëw Kayaat tonton Moussa Ndoye may ñu jën Boubacar Sall yàlla na ko yàlla yërëm daf ma daan woo maak ami ko le jën naan dem leen ca Ndey Maguette mu yóbbu leen ca Pape Diop mu jox leen xaalis bu leen mayee ñaar fukki junni de bu ngeen ñëwee ma neexal leen suñu demee Ndey Maguette ni da ngeen di yendu ba 5 heures Pape Diop 5 heures la gaal yi di teer bu 5 heures ñu ànd dem Sumbujut bu ñu Pape Diop mayee joxee xaalis pour Boubacar ba pare may ñu xaalis ñu ànd ak Ndey Maguette yëpp mu gore lool moom Ndey Maguette ak a gore bu ñu demee ca Pape Diop ba mu jox ñu bu ne seen paasa ngi nii ñu ne ko Ndey Maguette am mu ne xalaatuma ko su ma soxlaa xaalis xam naa fi may jaar ba am ko lii dem leen ñibbi Cees ak a gore yàlla na jàmm. Ahmed. waaw xam naa ni problème technique la awanaar léegi si résumé loolu xanaa ngeen posé question rek. defe naa Tànday Fatou Diop lim fi wax daw na yaram. daf ñuy leeralal jigéen nan la sonne ci politique gu Sénégal. ndax tey bu ñuy wuti ñoom la ñuy yónni bu ñuy tàcc ñoom la ñuy yónni bu ñuy joxe yére yi ñuy sol ñoom la ñuy yónni te defe naa loolu moom jeex na ci Sénégal ndax léegi fi mu ne nii jigéen ñi léegi dañuy laaj ci maire yi bay laaj présidence de la République. donc Tànday Fatou tey li nga wax daw na yaram li nga seede. waaw sunu yaay yi ñëwaat na sax waaw alors waaw mu ngi noonu maire Yande Sarr Ndiaye maire Yande ñu ngi lay ziar allo waaw yaa ngi en direct de thème bi tey jii boo amoon ñaari kàddu yoo siy sànni yan ñaari kàddu nga ñu siy sànni si thème jour bi ndaxte tey sunu yaay Ndeye Fatou Diop moo nekk invité du jour bi ak yeneen jigéen yi fi nekk si plateau bi comme ni nga ko gisee tey jii thème jigéen ak politique boo ñu amoon loo ñu si wax en 1 minute wala 2 minutes lan nga ñu siy def sa contribution. xanaa jëkkee kàddu yi nuyu ñëpp sant ñëpp rek félicité bu baax a baax Ndeye Fatou Diop nit ku baax la xam naa ko xam na ma bu baax a baax nuyu sama doom Yettulaay nuyu Anta nuyu keneen ki Awanaar nuyu leen yéen ñëpp bàyyiwuma kenn
fay nañ la. waaw tey de invité bu xam politique indi ngeen aussi un thème extrêmement important femme et politique ndax nag ñi ko xale yi waxee sànq te cité fi ay référence ci politique moom jigéen def ci yàgg. waaw bismillah continue. ñu ngi koy jaajëfal bu baax. dama bëgg a wax ne ci benn domaine ci àdduna bi góor mënta dem bàyyi jigéen mënta dem bàyyi góor. àdduna moom dafa mel ni bu ma koy comparé nit kuy dox ak ñaari tànkam. benn bi di góor benn bi di jigéen. benn bu mu ci yëkkatiwul rek yëkkati benn ba ca des du dem fenn. kon il faut que ñaar ñi ànd rek liggéey àdduna bi particulièrement dans tous les domaines. que ce soit le domaine politique ou le domaine du développement domaine bu mu munti doon rek góor ak jigéen dañuy joxante loxo Fatou Gueye moo ko fi woyoon secteur du développement bu ngay jigéen ñaa nga ca c'est jusqu'à l'extinction du soleil bëgg a wax mooy dégg naa ñu wone ñu cité fi sànq ay exemple femmes yoo xam ne def nañu ay exploit ci politique am nañu ay réussite ci politique kooku dafay tax mu am émulation mu doon ay modèle yoo xam ne xale yi mën nañ leen a suivre vraiment saxe ba topp leen ba ñoom tam ci politique ñu def ci lu mucc ayib waaye man li ma bëggoon rek constaté mooy nit ñi xam ne politiku démb ak politiku tey du benn am na ku fi wax sànq ne jigéen ñi dañ leen daan woo jox leen ay xartum dugal leen ci ay car animation parti rek lañ leen daan doyee am na ci ñoo xam ne sax seen politique niñ ko daan politiquer pànk rek lañ doon jaay moo mën a xuloo wala moo mën a sañse ñu takk or ba xeet dëgg la nag jigéen dina sañse baax na am na solo mais politique u léegi dafa changé war a changé sax ndax adduna bi dafa changé doxalin te adduna bi dafa évoluer jigéen ñi tam dañu war a évoluer dans le domaine politique ànd ak adduna jigéen soo bëggee réussir ci politique et je sais que réussir guñu ci politique ñu ngi ci périphérie évidemment on aspire à la réussite koo ci ne nii ñu ne parité dëgg la parité baax na mais parité ce n'est pas la panacée à accomplir les miracles bëgg naa parité boo tegee juróom fukki góor yu am jàng ami diplôme am xam-xam te juróom fukki jigéen déet bu góor ñi rek yéeg jigéen ñi def mais jigéen ñi bu ñu fexewul am compétence yi góor yi am duñu accéder aux instances de décision suñu politique dina def suñu réussite dina def jigéen ñu fekkee ne yokku seeni compétence comme il faut renforcer seen capacité ba buñ ñu tegee fenn ñu liggéeyee ko nan ka war a liggéeyee toujours rek dañ ñuy def loolu leen neex ndax ku barewul xam-xam ku mënul li nga xam ne moom moo tax ñu teg la fi doo am fit te loolu fit dafa baax ci exercice de la fonction boo xam ne yor nga ko quelle que soit la fonction donc jigéen ñi ñu jàngiwaat nañu yokk seen xam-xam nañu yokk seen capacité loolu am na ci solo jigéen ñi aussi nañu solidaire ci suñu biir nañu jàppalante bu ñu gisee ci suñu biir koo xam ne war naa mën a yéeg ca kaw ñu jàppale ko muy yéeg moom tam bu demee ba mu soxor na xëcc ñi mu war a xëcc yëpp yóbbaale kon solidarité bi tam am na solo ci suñu biir ni ñuy organiser suñu kër yi nag aussi am na solo ndax jigéen dafay épouse di politicienne kon tant que organiser woo sa kër amoo ñu lay jàppale comme Ndeye Fatou Diop ni mu amee woon boobu chance boo demee fa ñuy décider da ngay gaawantu dellu maa ngay defari reer maa ngay def nii maa ngay def na doo xam sax lañ fay def boo gisee duñ ñu fal en général dañu daan xaar ba xaar guddi ci la ñuy defar liste yi je me rappelle dernière élection yi passé les listes ba 2 heures du matin nit ñaa ngi ci jigéen bu am borom kër bu fa nekkee wala mu bàyyi njabootam nu mu fay mën a toogee pour surveiller ne turam dina jàll duñ ko dindi dugal keneen kon yooyu yëpp day yoo xam ne jigéen ñi nañu jël seen organisation boo xam ne dina tax fépp fu ñu war a taxaw ñu taxaw fa xaar le temps qu'il faut daal di fekkee donc c'est pour dire que politique bi daal ñoo ngi ci mais ñu ngi ci à la périphérie toujours amaguñ ci réussite yi nga xam ne moom la ñuy espérer certes il y a des exemples par-ci par-là yuy réussir mais ni mu war a amee solo pour ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci soobu tey ameegul solo noonu ndax xam ngeen ne jigéen ñi macha allah bari nañ ci politique buñ nee lim jigéen ñee ëpp góor ñi buñ nee nu mu tuddati pourcentage des électeurs et de ceux qui sont dans la politique ñun ñoo ëpp góor ñi mais ba tey daal dafa def jigéen daal wax dëgg politique machallah domaine boo xam ne nous y serons tout le temps mais il faudrait que ñun tam ñu fexe loo xam ne
dina tax sunu taxawaay ci politique gën a am solo gën a avancé te dootul nekk rek na yaay ak maam doon defee politique démb yaay ak maam ak politique nañ ko doon defee démb tam amoon na solo lool wax dëgg yàlla kenn du ne amuloon solo mais à notre époque mun nañu quand même gën a améliorer mbir mi ndax toute œuvre humaine quand même est perfectible ñun luñ ci mën a yokk à notre époque pour jàppale xale yi pour que ñi nga xam ne ñun ñii mag ñi léegi ñu bàyyee ñu jox leen leng bi bàyyee leen mbir mi ñu gën a réussir ci politique. Merci beaucoup loolu daal booy tuuti xalaat bi ma ci am di leen sant di leen gërëm di ñaan émission bi ngeen mottali ko seen sago. Alhamdulillah jërëjëf merci beaucoup kooku moom mooy mama kontaan nañ ñu bàyyi la invité bi sunu invité sunu yaay ju baax bi Ndeye Fatou Diop madame la maire kon ma bàyyi la Ahmed Dianka ak jigéen yu baax yi ñu continuer waaw na Mariétou ak yéen panélistes yi poser leen ko question rek poser leen ko question mu continuer waaw xanaa ñu bàyyi ko jërëjëf Mariétou oui jërëjëf maa ngi gërëm Ajaratu Yande Sarr Ndiaye moom sama yaay la ñoo nekkandoo conseil départemental maa ngi koy gërëm bu baax waaw xam nga politique bu yàgg ba maanaam ñun politique bi ñu taseeloon politique bu metti la ndax daanaka koo fi tudd rek càmmiñam a ko dugaloon ci politique dañ daan jàppale ji suñu càmmiñ sàngam rek moo taxoon ñu daan dugg ci politique ñoom itam booba buñ daan dem seeni réunion soxla mobilisation ci ñun lañ daan tàppe ñu mobiliser leen dañ daan wax naan dañuy loolu lañu tàcculooñ léegi ñuy dem jamono di dox ba ñu seetlu ni ñoom suñu demee ca réunion di fa waxtaane benn point ba mu dëgër dañu naan bàyyi leen ñu dem waxtaan ak suñu njegenaay ndekete njegenaay yooye mooy ñun jigéen ñi ku ci ñëw ku ne rek bu guddee nga ni sa jabar ñun de tey nangam lañ doon waxtaane nangam munu ko moo teewoon ngeen koo defee nangam ñu jox leen xel bu ñu xëyee dellu doxal sunum xel noonu la góor ñi daan def ñu dem ba bu ñu soxlaa dara bu ñu nee bu ngeen demee réunion kat nangam ak i nangam ñu ni waaw bu ñu demee point ba ñu leen wax bu ñu demee ña ngi koy def question divers lañ koy dugal divers en général timis lay jàll ñu ne nañ julli timis te yeggale bu ñu jullee timis genn waa wax leen ay góor ñëpp bi suñu problème du faju addinay dox bañ addinay dox ba ñu commencé nag ay benn ci ñun di ñëw di teew ñu commencé nag lu ne wax nañu ko di ñu tam dëmm di ñu jiiñ caga di ñu jiiñ taxawaalukat bu ñu nee benn ñu ni ñaar ñu rey ñoo nag gisee ci suñu biir ni première la ñuy war a jëkk a bañ bu fekkee bëgg nañoo falu bu ñu ci nangoo sëy bu ñu ci nangoo ngoronte ndax ci ngoronte bu ëllëgee bu tàllalee loxoom doo mën a tàllal sa bopp ñu ne ayca ñuy dem nag di ko xëccoog ñoom bu ñu nee benn ñu xëccoo bu ñu waxee comme jigéen ñi ëpp góor ñi ñu gañe ko ñuy dem ba yàlla mi dara tawul loi sur la parité ñëw ba parité ñëwee ñu xëy di ko laaj di xëy di dem Dakar di marche di manifester ba ñu jox ñu parité bi waaye ñu jox ñu parité bi nag fekk suñu genn wàllu moroom yëpp parewuñu ndax nee nañu parité waaye parité de qualité la ñu soxteeg nañu jigéen déedéet fi Yande daaneele rek laay ñëw nañu jàngi nañu wuti xam-xam nañu wuti xam-xam ndax loo fi xëccu ba ñu jox la ko te amoo xam-xam moog zéro ñooy yem nañu jàngi yéen nag yéen a ñu ëpp chance ndax politique gu léegi yomb na dangay toog Ndar sa moroom toog ci Chine ngeen taal lii ñu taal tey di waxante di defante ñun tasewuñu woon ak loolu ñun lu metti lañu taseeloon ñun bu Bakar indi résolution bu ko indee ñu war a foto ko lire ko traduire ko ñu jàngul ñu ne nag léegi yéen seen télé seen kawlal réunion li ngeen bëgg a réunion ba mu yegg tënk li ngeen bëgg a tënk ba mu yegg macha allah qui n'avance pas recule loolu ay avancé la avancement la lu baax la lu baax a baax la politique bi changement am na ci day commencé nag luy tàmbale nag man ak ñi mel ni man te comprendre uñu ko duñu ko xam man fu ne wax naa fa ne panel yi de xew na baax na yokkul mbooloo nag panel yokkul mbooloo waaye yokku na xame yokku na xamante
kenn dootu fi demati fenn di fa tumuranke fu fi waay dem ci àddina te xam ci ku bokk ci panel boo ko woowee téléphone dina la fat lu mu am ngeen bokk ko ba sa ñibbi jot nga ñibbi kon panel yi baax na macha allah waaye nañu wuti mbooloo nag ndax politique mbooloo moo koy def Idrissa nee na nit ñi kenn du leen peese dañu leen di wàññi ku nekk la nga amoon fexe la am lu ko doublé mag ñi nañu uuf xale yi te xam ne nag jamono day dox ku mel ni Ajaratu Garmi Fall ca kees di yaayi Idrissa Seck ba Idrissa ñëwee kees Boubacar Sall ni bu ko benn meeru secteur jaay carte garmee volontaire mi ngi mel na tey ci man moo taxaw ca permanence ba ñuy réunion mu jug ba yow Boubacar Sall dangaa bëgg ñu di la tàccu bu ëllëgee sa suñuy doom di tàccu say doom ñoo lànk Idrissa Seck la ñuy indi ànd ak moom politique ndax ndaw la dafa maaseeg jamono ba léegi dawul delluwil ginnaaw Garmi boo ko bëggee nax rek damal ne ko Idrissa Seck lu mu yor jox la ko bëggul ku dul Idrissa Seck machallah tudd ngeen fi sànq affaire u député frondeur awanaar tudd nga fi affaire u député frondeur macha allah suñu mag yooyu ko am jom ñu bundu xataal Idrissa Seck sonal ko ñu réunion takku ba dëgër daal di def seen fronde ca biir assemblée nationale def seen fronde bu amul fenn dama ni di politique jigéen a ko mën ndax jigéen a am ngor politique jigéen a ko mën ndax jigéen du wor téeméeri transhumant yoo fi dégg ñaara cee jigéen duñu transhumé xamuñu ko fa ñu jàpp rek la ñu jàpp lu ñëw fekk leen waa Ahmed xam naa sama taalay faat dafa am problème connexion mais balaa ñoo bu dee mu ñuy dégg balaa ñoo jël keneen xam naa ne mën nañ def la situation aussi avec les femmes qui sont sur le panel ku mel ni Anta ak ku mel ni Awana sànq jukki na wax na politique gu dem ak politique gu tey moom lu mu ci xalaat ce serait bien aussi ñu dégg Anta aussi mu wax ñu moom nu mu gisee ci dundam lan la fekkee loo xam ne jàpp na ne que moom avantage la ci politique gu femme actuelle ak mooy inconvénient bi aussi di poser un peu le débat par rapport aux panélistes je pense may jégalu aussi sànq ta Yande dafa dugg Mama Yande sax comme je l'appelle affectueusement dafa dugg ma bañoon dagg affaire bi bañ ko nuyu waaye du sama waxeef ndax waruma ndax Mama Yande Sarr ñun dañu nekk ay ndaw di politique man bi ma xamante moom defe naa yàgg mu tey at ci lay yem mais j'ai beaucoup appris avec elle dama koy témoigner parce que aussi man dama am benn projet dama bokk ci li ñuy tuddee les women leaders yi dekk ci les femmes du réseau ANL mooy les réseaux African Network Liberal donc ma Yande man ma amoon un projet sur la parité mais la parité qualitative. Elle a beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Elle m'a beaucoup apporté parce que maintenant am lecture sur ce qui s'est passé avant, mais fekkewu ko dafa baax ñi fekkee ñi teew di la ci jàppale. Donc ku mel ni moom ku mel ni Ma Hélène Tine ku mel ni Amsatou Sow Sidibé, c'est des dames qui m'ont beaucoup aidé sur ce dossier-là et je tenais vraiment à témoigner de cela. Donc ñoo xam ne nii la nekkuñu fi rek ñu fekk leen fi ñu xajaluñ ñu déedéet dañoo xajal ba pare yaatal ñu wax ñu yoon bi ba pare dañuy wax la moo xew ci jigéenu politique donc macha allah ñu di ko gërëm di ko sant donc ce serait bien aussi que Anta ak Awa ñu may leen tuuti ci panélistes yi ñu wax ñu un peu ce qu'elle pense du sujet actuel lan mooy seen vécu lan lañ ci dund Awa naa fekkee nu lu bëri moom ci jigéenu tey bi Idrissa Seck ñëwee depuis 2006 fekkee ne lu bëri ñu accompagner ba très important waaw Awa Mareetu tey invité bi ñu am dafa ala daw mi macha allah ndax Tande Fat Diop mu ngi ñuy rappeler loo xamante ni sama yaram mu ngi daw sama rangoñ mu ngi tuuru macha allah ndax bala moo wax dafa wax ci jigéen boo xamante ni mu ngi tudd Ajaratu Kumba Ba PDS dafa amoon ñaari jigéen yu tudd Kumba Ba Dakar ak Kumba Ba bu Tamba Kumba Ba bu Tamba moom la jëkkëram fase woon ndax Ablaye Wade kon jigéen yàgg na sonn biñ passé Ablaye Wade mandat wu député da doon jël salaire am di ko jox Kumba Ba bu Tamba macha allah ñu ñëw ci beneen fase boo xamante ni tey sama yaay daf ma fàttali lu bari muy maire Awa Ba dañ koy wax maire Soppi te tey mu nekk ci réewum Idrissa Seck defe naa kooku dafa ñëw jëkkër ji dóor ko ba damm loxo bi ni ko comme jëkkër ji du làkk olof daf ni ko choisi entre moi et Ablaye Wade la femme a dit je choisis maître Ablaye Wade ñu dàq ko këram génne ko ci guddi gi tas sëyam je me rappelle elle a passé la nuit chez nous mooy Awa Ba bi nekk réew mi tey kon jigéen yàgg na sonn ci mbirum politique
may maye tuuti rek ci loo xamante ni Tandey Fatou tamit fàttali nañ ko bi Idrissa Seck ñëwee PDS dugg si biir permanence ba xale bu ndaw laa woon waaye dañ ni ko choisiral tey Ndakaaru ngay militer wala Thiès mu doon xeex bu metti entre waa Thiès ak waa Ndakaaru Ajaratu Ndeye Maguette ni ko fii doo fi militer ndax dëkkoo Ndakaaru Thiès nga dëkk Ajaratu Garni Fall mii tey ni ko kaay ma boot la jël la ñu ànd Thiès te loo bëgg danaa la ko defal Thiès danaa doon sa yaay danaa doon sa xarit danaa doon sa àndandoo kon tey defe naa histoire politique ak jigéen sama yaram a ngi daw sax ci li maire Ndeye Fatou nekk di wax daal sama yaram daw na waaw Anta defe naa yaa ngi ci biir waaw Awa comme ni ngeen ko waxee Awa vraiment sama xol dafa sedd tey ndax tey ku xool tey politique li nga xamante ne suñu yaay yi dund nañ ko man sama yaay dafa daan politique jamonoy parti socialiste jamono yooyu Abdou Diouf moo fi newoon muy political parti yaay bi nekkoon fort mais man niñ daan doxalee ma nekk xale daaw ma leen di xool parce que dañ doon xool ne nekk nañ ay xale soxla woon nañ ay moyens pour jàng suñu parents yi amuñu woon doole daaw ñu leen def ñu ne nag daal vraiment politique bi moom ñun duñ ci dugg mais en 2003 bi Idrissa Seck ñëwee génn biir parti démocratique sénégalais si lañ am benn révolte boo xam ne dafa lu doon nelaw si ñun dafa yeewu envie bi ñu amoon di fayu di xeex pour suñu réew di xeex pour ëllëg suñuy doom wala ëllëg ñun ñu am lu ñu taxawee dafa yeewu ndax injustice bi ñu posé le président Idrissa Seck ñun dañ daan jugee Dakar di daw ba dañ daan jugee Pikine du moins di dem ba prison ba di seet Idrissa Seck coono bu nekk ñu daj ko ndax Idrissa Seck ñun dem nañu ba en 2004 2007 suñu première élection du ma ko fàtte mu boobu ndeysaan maa ngi nekk sama biir ne bi say yor sama njaboot dem naa sax ba sama def naa ci sax une fausse couche je peux dire quand même parce que ëmb naa ba am presque juróomi weer mais ma koy nëbb di takk sama biir di daw sol sama jiin ndeysaan sama frère vieux Sanjiri Diop mu nekkoon koo xam ne mook sama jëkkër ils ont grandi ensemble mu bëggoon ma di ma encouragé su ma solee tubay sol t-shirt Idrissa ne ci terrain bi di daw dafay kontaan mu nekk fierté ci moom élection yi jóge fa Idrissa Seck perte élection yi ma tëdd hospitalisé def fausse couche lu nekk tam ma daj ko ci mais dama xam ne bëgg-bëgg la xam nga bëgg-bëgg moom daf lay jaral lu ne taxul ñu bàyyi ñuy gis ñeneen na ñeneen ñoo xamante ne nii am nañ taxawaay bu am solo kon tey jii toll nañ foo xamante ne dañu war a jox jigéen ak xam man moom toujours damay bàyyi Maretu mu ngi wax ci ñi nga xamante ne ñoo nekk en dehors du parti awoon naa di wax ci ñi nga xamante ne ñoo passé am fu ñu jaar ci politique man damay wax ci biir parti réew mi parce que man parti réew mi laa xam awa neexul ba neexul nag man dama judd ci biir parti réew mi ndax dama yéex a politique mais may dugg ci politique Idrissa moo tax ma dugg ci kon ñi ma xam biir parti bi laa leen xamee suñu yaay yi fi nekk tey Penda Ndaw mi nga xamante ne xale la nekk une jeune boo xamante ne elle est déterminée engagé wu kooku dañ koy encadré di ko jàppale tey ku mel ni Mareetu mi awanaar ak li nga xamante ne mu ngi ci ay activité professionnelle am mu ngi def li mu mën ci parti réew mi kon ñun ay fierté la ñuy doon suñu yaay yi nag ñoom yàlla macha allah dañu yaatal ubbil nañu bunt yi encadré nañu jàppale nañu vraiment tata Yandi de passage maa ngi koy nuyu ndax moom it ku yaatu dënn la ku mën a waxtu wi rek moo ñu xaw a ñett yaakaar naa waxtu wi ñu xaw a ñett bu fekkee ne suñu invité mi ngi ci ligne bi mama yaa ngi dégg waaw maa ngi leen di dégg Ahmed waaw mama dañuy ñëw tuuti rek ndaxte dafa comme waxtu wi ñu xaw a ñett indil ñu si congrès bi nga xam ne moo nekkoon ci diggante Idrissa Seck ak Ousmane Ngom te yéen ngeen fexe ba Idrissa mujj a gagné kii bi Paris bi congrès bi ngeen demoon Ahmed congrès dafa am ñu jóge Thiès ak suñuy kaar mobiliser ba yegg fàtteem animation yóbbuwuñu tëggkat yóbbuwuñu dara yàlla mi dara tawul ba ñu ñëwee ba stade Demba Diop la woon stade ba fees dell ba ñu dugg see ñu naan waa Thiès yi ñu ñëw fees dell waaye yoruñu dara yoruñu banderole yoruñu sabar yoruñu dara bi ñuy romb rek am na daal ñu doon xuloog seen tëggkat ñu bàyyi leen ñuy xuloo nangam ak nangam ñu xëcc tëggkat bi ni ko lu xew mu ne indi ma ba fii war maa fay 15000 nangam ak nangam ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko teñ laa fay 25000 nga tëggal ñu ñun Thiès lañ jóge mu ni 25000 nga wax ma ne ko waaw mu ni ma acca ñu ànd ak moom yéeg
récupéré ko dërëm yoraguñ ko de bi ñuy waxaale moom 25 000 1 franc yoruñu ñu àndandoo dem yëg ci turbine ba maam Xadi Kunta mu ngi Italie léegi les Amazones de Idrissa Seck xale yaa ngi la ko taas xajal ma taj Idrissa la ñu àndal taran taj yow stade ba ni tey mu toj booba macha allah la ñu war a choisir diggante numéro 2 diggante Idrissa ak Ousmane ànde stade ba kenn xamul siwul ca congrès yàlla seede na ko ca ngoon nga daal la Ablaye Wade arrangé ba def Idrissa numéro 2 chargé de lii def Ousmane Ngom numéro 2 chargé de là lii daal moo ñu may jàmm congrès booba noona la ñu ko réussir ci kàttanu yàlla loolu def nañ ko ca stade waaw maman damay profité ñëwaat sama benn yow ku lay wax samay affaire def naa police prison wu Thiès def naa fa 15 jours man jigéen maa def prison wu Thiès 15 jours ndax parti PDS wallahi azim ba keroog ba ñuy tribunal Ablaye Wade collectif avocat la ma yónnee Ousmane Ngom a juute woon 12 avocats yiñ ma yónnee woon ku ñëw rek ñëw ci man ni ma yow laa bëgg a plaider ndeysaan salaamaaleykum wa rahmatullah Fatou Bintou Diop Ngaye Mexe en ligne salaamaaleykum maaleykum salaam waaw yaa ngi en direct de maaleykum salaam waaw yaa ngi en direct si Rewmi Diaspora TV si émission ëllëgu Sénégal ñu siy waxtaane nag jigéen ak politique gis nga sunu invité yu yànje yi jarul ma si jaaraat kon nag en 2-3 minutes tey jii sa participation si émission bi lan mooy sa contribution si thème tey bi jërëjëf Omar maa ngi nuyu panélistes yi muy jigéen ñu brave ñooñu nga xam ne ñoo fi toog tey toogal ci bépp jigéen boo xam ne si yaa ngi ci parti Rewmi rawatina sax ci Sénégal bi yëpp ñuy intervenir nag ci thème boo xam dafa am solo mooy jigéen ak politique kenn ku nekk xam na ni jigéen kenn ku nekk xam na ne jigéen mbiram dafa am solo surtout mu bokk ci parti politique. waaw allo waaw développé. waaw Matada bëggoon naa madame la maire mu wax ñu la jonction maanaam la jonction mooy le juste milieu. Le juste milieu entre les femmes intellectuelles politiques et les femmes non intellectuelles politiques. Je sais que ñoom ñaari groupe yooyu ñu ànd rek mooy seen diglaay pour mën a am la parité qualitative. Man bëggoon naa xam moom lan la ci xalaat moom lan mooy le juste milieu pour ces deux jonctions là parce que souvent dañuy am télescopage entre ces deux milieux, les femmes intellectuelles politiques et les femmes non intellectuelles politiques. Bëggoon naa mu wax ñu tuuti moom lan la yaakaar ne que mooy le juste milieu pour ñu mën a ànd am nañu bëgg daal parce que naa ko ñu ngi tàqalikoo rek je pense que duñu mën a am la parité absolue bi ñuy bëgg en qualité bëggoon naa ci xam moom lu mu xalaat. waaw Marietou dëgg la madame la maire laaj nga question bu am solo Marietou waaw femme intellectuelle femme analphabète femme bu ñaawoo femme bu rafetoo femme bu wéroo femme bu dofoo lépp femme la loolu lépp femme la nañuy joxante loxo rek nañu joxante loxo dama ne lu fi waay laaj te mënoo ko di nga toroxal ka la ko jox toroxal sa baat macha Allah lu fi waay xëccu ba ñu jox la ko te mënuloo ko di nga toroxal sa bopp di nga toroxal ka la ko jox kenn ku ne nag xam nga li ngay àttan bu ñu waxantee dëgg kenn ku ne xam nga la nga àttan man de waatal naa la barki Serigne Babacar ni tey jii ku ma doon jox loo xam ne attanuma ko dinaa am maandute gu toll ne ni la lii kat seetal keneen man lii mënuma ko xam nga lu tax ku dund lu bare de c'est tuuti bu la yàlla dimbalee nag nga am sa njaboot gi bëgg la te yàlla tax ndax nag soo bëggee dégg-dëgg njaboot yu ñu bëgg la ñu yàlla jox macha Allah yàlla na leen yàlla la fal cat amiin ma ne nañu góorgóorlu lu fi nit di xëccu daw nga koo daw dama ne 2007 Idrissa présenté wu première élection bu ñu ko mënoon a fal ba ngeen di ñëw da ngeen koy fekk mu doon président mënuñu ko dajale nañu la ñu am ak la ñu mën lépp def ko te faluwul 2012 ku ne xam na na mu demee kon du ma tudd 2012 2019 gii kenn ku ne jàppoon nga ni Idrissa Seck falu na ba pare man gis naa koo xam ne sax commandé woon na ay yére pour yamu war a sol buy dem pale xanaa kon xel yi daloon na yàlla def Idrissa faluwul
xam nga lu tax nga ñaay lee desee leer Boubacar Sall bu ñu mësaana wote ba ngoon ñu dem këram di jooy naan ko Abdou Diouf daf ñoo sàcc mu ne ñu nga ñaay lee desee leer bis bu ñu wàññilee Ablaye Wade téeméeri carte wàññil Abdou Diouf juróom benni xob ku ne dina kenn du ko mën a sàcc waaye l'an 2000 xam na ni ba résultat ya gi yàlla nañu ko yàlla defal nañu yaa jàpp njaboot ñu mën ñun mënuñu ko la ñu mënoon def nañu la ñu mënoon lépp fi mu ne nii uuf leen encadré leen moo ñu defe macha allah tax nag fi mu ne ku ñu fi jox ma ne la juróom benn fukki at yu teg loo deeti daw xanaa ñaan yàlla sa njaboot réussir bu sa njaboot réussir teral la man ëllëg ci si biir bu ñu nee Idrissa gagné na Mareetu ministre la Mareetu mu tegee ay billets maakaam di ko joxe dina ma xalaat am déet Anta Ndiaye noonu def na ndaw moomu xam nga ni du yor dara di ko séddale may ñàkk lu mu yor instant bi sa mu koy séddale waa Awanaar Fall nag ma ni nañ leen dalal xel yi nañ leen dalal xel yi nañ leen yaatal xol yi waaw man comme bokkuma ci man comme bokkuma ci rek mu téye samay tool man non comme jigéen ñeema laaj comme jigéen ñeema laaj rek déggoo ñu ne yàlla nee na góor mënta dem bàyyi jigéen jigéen mënta dem bàyyi góor mais comme doom yu góor yi doom yu góor yi kay doom yu góor yi aha kay doom yu góor yi jënd kër yi doom yu góor yi pentiraat doom yu góor yi changé mobilier de maison nañ dem ci Anta nañ dem ci Awanaar ta question Awanaar waaw ndax aussi madame le maire am na lu bëri li ñu desee leer Awanaar acca ñu résumé ko rek parce que lu ñu des ci waxtu bëriwutul madame le maire dafa am question bu ndaw bu ma la bëgg a posé waaw yaay booy waaw ndax defe naa man ci PDS dama ci juddu lekk ci naan ci namp ci ba day ni ma day wallaay waaye 2004 dama yaakaar ni jigéen ñi njëkk jiitu mooy jigéen ñi nga xam ne jour ba nga xam ne Idrissa Seck da doon génn primature jigéen ñam fa fekkoon te ñu doon lakk place de avenue de la République comme Clémence Diallo Aïssatou Sow Ibadou Awanaar Fall Ndeye Maguette Dieye bari na waaye li ma am rek pour poser la question mooy yéen waa Thiès yéen a ma jaaxal ndax jigéenu Thiès dañoo gore goo xamante ni nee nañ ñoom duñu bàyyi Idrissa Seck tant que faluwul président de la République te yéen heure bu Idrissa Seck laaj mairie Thiès ngeen taxaw joxaat ko mairie Thiès ba jox ngeen ko conseil départemental yéen jigéenu Thiès lan mooy seen diggante ak Idrissa Seck lan ngeen seq yéen Idrissa Seck ak jigéenu Thiès. jërëjëf Awa dañu di ay doomi Thiès Idrissa nag lu ñu toppee woon ko chantier Thiès kenn neewul chantier Kaolack kenn neewul chantier Fatick chantier de Thiès la ñu wax te ñun nag ñuy waa Thiès looloo tax ñu ànd ak Idrissa Seck suñuy doom ànd ak Idrissa Seck suñuy goro ànd ak Idrissa Seck ku ñu xam ku ne di nga ànd ak Idrissa Seck incha allah feeg mu ngi bëgg ñu koy jox bu bëggul sax ñu wuti forcé ko ndax nag ngor rek lañu won daf ñoo won ngor waaye ku kuy wut di politique atta na taxaw ni bés bu ma waa Thiès bàyyee ma bàyyi politique déggal googu kàddu bu amul woon yaakaar ci ñun du ko wax dafa am yaakaar ci ñun daf ñoo ji ngor te ñu di ay gor moom la man de Idrissa mooy sama dernier leader waatal naa la ci barke Serigne Babacar Sy ni su ma ko bàyyee bàyyi su bàyyee ma bàyyi mooy sama dernier leader rawal loolu la Awa di la laaj tuuti rek di la laaj tuuti rek ci les Amazones de Idrissa Seck ñi nga xamante ni heure bu ñu ñëwaan Ndakaaru tas meeting yi tas stade Iba Mar tas stade Demba Diop Amazone yooyu fan la ñu tolloog Idrissa Seck ak Thiès may laaj ana xale yooyu waaw Awa xale yooyu nag xam nga léegi tasaaroo nañu ndax maam Khady Kounta ma nga Italie rakkam yi sëyi nañu ñi ngi ci seen diggu sëy ñi a ngi soog a marié ñi a ngi soog a am seen taaw di ko boot waaye ba tey kenn ku ne xëy na takkute bañ daan def de la ñu mënatul waaye kenn ku ne fa nga nekk yaa ngay jàppale Idrissa Seck bu élection jotee moom ngay woteel te nag Amazone yi xëy na groupe baa fi nekkatul de
waaye individuellement ña ngay jàppale Idrissa Seck ndax ku mel ni Mantoulaye Diouf maamam Samba Ngone Mbaye moo ne woon pour trésorier wu PDS xam nga Samba Ngone Mantoulaye ba ndëga ni mi ngi ci réew mi ànd koog ñoom Ndeye Sall ñoom Mame Diarra Diop xale yi ma ne la commune boo dem commission féminine nga fa boo xamante ni takku nañu takkute boo xamante ni bu ñu génnee rek nga bëgg xale yi macha allah bu ñu solee seen jiin yi ba teg ci tisiti Idrissa Seck yii doo bëgg lu dul topp ci seen ginnaaw di leen tàcc yal na leen yàlla jàppale waaw Ahmed vraiment tey moom xool sedd na tey dégg nañ ci politique dégg nañ ci dégg nañ ci loo xamante ne mën na gindi askan bi gindi ñun nga xamante ne ni ñun ñooy doomi réew mi ñun si réew mi lañu juddoo mais madame la maire man li ma bëggoon indi sama question mooy au sein du parti réew mi ba tey ndax man foofu laay gën a accès sama intervention sama question au sein du parti réew mi yan femme leader yoo xamante ne ni ñu am doole lañu ñoo xamante ne ëllëg mën nañ dem ba xalaat ne un vice-président ou bien numéro 2 parti bi dina nekk jigéen tey jii on ne sait jamais dañuy ñaan yàlla rek parce que ñun jigéen dañuy défendre suñu bopp mën nañ xalaat ne Idrissa Seck war na mën a jël ne telle femme nañ ko jël dénk ko structure bu mel nii wala ñu jël ko def ko vice-président wala ñu def ko parce que ñun au sein du parti gisuma presque jigéen ñi ñu ci secrétaire national bi góor ñi ñoo fa dominé xalaat nañ ëllëg ne parti bi dëggantaan à son propre nom ndax jigéen war na ko mën a jël tenir ko en main di xalaat aussi suñu relation seen relation yéen ñi fi nekkoon ak ku mel ni Awa Gueye Kébé parce que dégg naa ne ñun dégg wax nañ fi lim nañ ñëpp te limuñu ko te Awa Gueye nag wax dëgg yàlla nag ku ko wax nag ku wax réew mi nag wax Awa Gueye Kébé ndax ñun ba ñuy dugg si réew mi moom lañ fa fekk di daan liggéey ak moom di lu bëri aussi ñu teg ci tànkam ñu teg suñu tànk fu mu tegoon tànkam te tey bien vrai que nekkatul parti bi déggatuñ ko mais war nañu mën a xam tuuti genèse am ak li nga xamante ne moom la am relation ak yéen ñi xam ne yéen a nekkoon ci parti bi ci au Sénégal bi liggéey Idrissa Seck. waaw Anta jërëjëf laaj nga laaj bu am solo lu tax tudduñu Awa Gueye Kébé mënuñoo tudd ñëpp xam nga mënuñoo tudd ñëpp ndax heure bi ah waaye defe naa ku tudd Ajaratu Garmi Fall tudd Soxna Ndeye Maguette Dieye tudd Ami Collé Diène suñu député xam ne premier mandat wam dani munuma femme bu ne ma dem teg ci loxoom dem jëli lu ñu ab cuubkat ca Mali indi ko mu defal ñu formation cuub yow Yetulaay cuub gi nga may bëgg a indil Mali di nga fi fekk ma cuub bu ko daax cuub rek laa mën bu ma kenn tendance bu ma kenn tendance bu ma kenn tendance bu ma tendance cuub rek laa mën defal ñu formation defar saabu Mariétou xam naa ne li ñu def ci waxtu bëritul waaye dañuy profité rek la suñu yaay lan la war a ñaax ndaw ñi ndaxte c'est important parce que ñëpp xam nañ ni tey suñu population 65% ay jigéen lañu jeunesse féminine bi am nañ ci ñoom yaakaar comme niñ ko waxee en 2019 Idrissa Seck dafa tegoon yaakaaram ci borom musori teg yaakaaram ci les Linguère teg yaakaaram ci doomi soxna yi teg yaakaaram ci jigéen les femmes di jigéen réew mi du monde tey rek ñu gis ni loolu jigéen ñu ndaw ñi moom lan la leen di ñaax ak fan la ñu war a seen tànk sama yaay. waaw Ahmed sa question am na solo mais may ma rek ma tontu Anta tuuti. waaw Anta Awa Gueye Kébé mi ngay wax. Awa Gueye Kébé mi ngay wax nekkoon na fi vice président. macha allah. gis nga bu ñu defaraatee suñuy toogaay ba waxtaanaat vice présidente bi du leen génn yoon ñooñu. macha allah ndax lu mu doon lu ne jox ko ka moom. palaat ca ka ko xam ñun suñu wàllu wéy na liñ fi waroon a doon lépp doon nañ ko fi xam nga lu ñu dese ñaan yàlla rek Idrissa Seck doon président de la République. yow suñu question. waaw jeunesse féminine bi de. dina tontu ci question bi waaye il fallait que ñu may ko mu tendance tuuti aussi parce que ñu am deux. waaw gis nga mooy day baax da ciy baax na. dafa am góor bu jiite am jigéen bu jiite woon. jeex na da ciy baax da ciy baax Idrissa day la gën a xam ni. Idrissa day la gën a xam ni mooy président bés bu jëlee réew mi ba Déthié Fall doon président vice président la ñuy am. loolu moom bu leen ci am lu ngeen di xalaat yéen kay wàcc leen rek ca xaar ñoo ngi ñëw dal seen kaw incha allah. waaw mais Mariétou. jeunesse féminine. Mariétou sama question. allez-y. sa question Ahmed sa question. jeunesse féminine bi ngay wax. man de bu Cees laa xam moom laa mën a wax. fas wii ñu war de bu ñu ko wàcculee li ñu bëgg dinañu ko am.
ndax nag jox nañu mag ñi seeni cër ñu ngi leen di déglu bu yàgguloo njaay la mantulaay génn ci jeunesse féminine. waaw problème connexion bi la mooy ñëwaat ni ba léegi ngeen comprendre que noonu elle est très brave malgré waaye rafete ñi ngi koy doxal ni ñu jox nañu mag ñi seeni cër te ñu ngi leen di déglu bala ñoo yëkkati dara dinañ dem ca Garmi Fall ni ko maire Garmi nangam lañ bëgg a def mu ni doxale neen ko nangam bu ñu bala ñoo yëkkati dara dinañ seet ku mel ni man mbaa ñu woo ma téléphone ni ma tànday faatu nangam ma ni defee leen nangam defee nangam ñi ngi déglu mag ñi fas woowu ñu war daal jeunesse féminine Thiès laa mën a wax fii ñu teg seen tànk daal foofu la bu ñu ko wàcculee incha allah li ñu bëgg dinañ ko am te am nañu yaakaar yàlla bu yàlla tas seen yaakaar léegi nañ ko ne si benn question lan nga gisee RDS bi nga xam ne dafa jóg pour dimbale le président Idrissa Seck ak jéego yi nga xam ne ñi ngi fexe tout ba portrait Idrissa Seck am visibilité nan nga gisee loolu ndax ay jéego la seen temps ak léegi nan nga gisee politique bi ndax am na avancement wala dafa gën a dellu ginnaaw waa Ahmed nga may ma tuuti rek ndax dafa am loo xam ni ci laa jëkk politique ba ngoon ñu fay ma ci xaalis te laajuloo ma ko ma bëggoon nga laaj ma ko mooy ba ma organiser opération tuxu mooy ba Idrissa Seck ñu koy capp-cappee ca PDS ñu ne ko nañu bàyyi ku ñëw ne ko nañu bàyyi mu ne rester dans le parti je suis l'actionnaire majoritaire du PDS bu kenn génn ñu bokk toog PDS toog waaye xam nga di nga toog sa kër baay say doomu baay di la buux ba dootoo fa xaj ñu organiser wu def suñuy réunion woo suñu presse def lépp daal di lancer opération tuxu ñoo ko organiser fii ci Thiès ca Presco woo presse bi keroog man maa lire discours français ba ñu àndandoo xamal Ablaye Wade ni ko bés nañu tey jël nañu suñuy kaag ak suñuy kakaak ak suñuy kakaakaak andi jéeg Idrissa Seck bàyyi nañu la bés dëkk tey keroog ba ma waxee ba wàcc Garmi Fall daf maa woo jox ma enveloppe ni ma am dem leen togg ci suuf muy salaire bu ma njëkk politique ba wàcc ñu fay ma Garmi Fall ba njëkk a defal yàlla na ko yàlla loolu bëggoon naa nga laaj ma ci RDS nag dañuy ñaan rek macha allah lii moom c'est une première mais kontaan nañ ci fu kontaante mën a yer ndax nag dañu daan nëbbatu di jooy ñun kat kenn boolewuñu secrétariat national dañ faa néew jooy nañu ko fu ne jooy nañu bu Idrissa Seck dee dem duñ ñu boole ca délégation ba mbaa bu ñu ca Ndeye Maguette Dieye woowee téléphone ni ñu ñëw leen rek ñëw leen ñu dem ñëw leen cyber ba ñu ñëw cyber bu ñu demee daanaka dañ ñuy làq du ñu génn télé kenn du ñu wane ci journaux yi fu ne jooy nañu ko fa waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla réussite li ngeen yaakaar ci lii ba def ko yàlla na ko yàlla def man de maak ñi mel ni man de heure bu ngeen ma soxlaa pare naa pour ñëw ci yéen jërëjëf ñi nga xamee xam naa lu ñu des ci waxtu bëreetul ñu profité rek def benn tour de table mun a remercier suñu invité remercier aussi tamit suñu panélistes yi ak le patron du live ambassadeur nga xam ne sonn nañ si wax dëgg yàlla liggéey nañ ko pendant des semaines ba def ko tey Mariatou noo gisee tey émission bi waa Ahmed xam nga ñun moom émission bi ndax dëgg yàlla le concept déjà c'était de faire un panel waxtaan ñun ñett jigéen ñi waxtaan ci affaire jigéen ak politique mais yàlla dafa def aussi biñ ñëwee ci politique bi fekk ci suñu ay mag dañoo xam ne am na loo xam ne mën nañ koo def waaye daal ci am ci gën a yey def naa loolu mooy ni concept invitation bi mu rax ci biir émission bi te nii lay continuer nii lay continuer parce que dafa am jigéen ñoo xam ñu ngi ci biir Sénégal du ma wax sa parti politique parce que nag ñun dañu ànd ak ay coalition dem 2019 et c'est des femmes qui sont là et qui seront aussi au niveau dans l'émission yi suivre donc nii lañ koy jàppee di ko defee saa su ne ñun on n'a pas droit à la parole mais dana néew ñuy wax suñu xalaat dañuy préférer ñi ñuy invité bu ñëwee ñu wax leen seen xalaat bu loolu jàll bi dañ tënk aussi un document à chaque fois que ñu pare benn émission def un résumé de communiqué wax ne que lii lañ tënk lii lañ ci jàpp lii mooy inconvénient lii mooy lii nit ñi mën ci am luñ ci jàngat aussi donc di kontaan ci RDS di kontaan ci yow di kontaan ñi nekk ci panel bi yëpp donc c'est une première et les suivantes seront beaucoup plus réjouissantes incha allah waxat macha allah ñu jàll ci Anta rek la Lionne de Guédiawaye Anta yow it ñu def wax dernier mot rek balaa ñoo tàggatoo macha allah Ahmed ma fàttali que ne c'est la Lionne de Guinaw Rail Sud Guinaw Rail Sud sama fier mu ne sama fierté waaw maa ngi koy fàttali toujours Ahmed vraiment lii moom dafa ñëw à son heure parce que tey bu ñu xoolee support de communication dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ñi nga xamante ne nekk nañ sori mënuñu leen gis mënuñu leen dégg
dinañ leen mën a gis dinañ leen mën a wane comme ni ko suñu maire waxee mi madame la maire Ndeye Fatou ñi daan jege président Idrissa ndax man au sein du parti laay wax daaw ñu am moyen pour exprimer wu ñu génn xam li nga xamante noonu lay doxee lii dina leen may à ce que ñu mën a wax li ne seen xol wax li nga xamante ne aussi mooy seen position ak li ñu traversé vraiment ñun daal RDS dañ ci kontaan ñun tamit ni ko man Mariétou waxee panel lañu programmé woon mais invitation bi am na ci solo. waaw jërëjëf Anta parce que waxtu bi moo ñu xaw a ñett rek sinon technique bi dinañu may quelques minutes après ñu jël quelques appels aussi. waaw ma ne di kontaan si madame le maire Ndeye Fatou Diop développement yu am solo yi mu fi def franchement tey jii moom dégg nañ dëgg te lii rek day wane ne jigéen liggéeyam yàgg na si politique ak aussi tey jii ku ko dégg rek xamante ne ñii dañoo souffrir si politique boo gisee sax mu naan retraite wala pension bi c'est pour dire que ne ñoom maanaam lu ñu mérito la daal maanaam parce que tamit la Idriss Seck waxoon rek bés bu faloo ña nekkoon di liggéey compétence boobu tamit da leen di jël parce que koo xamante ne dafa gore ah ñëwul waaw ñu jël kii madame Fatou Bintou Diop salaamaaleykum waaw yaa ngi en direct. maaleykum salaam Oumar. waaw pour conclure lan nga ñu bëgg a doole waaw lan nga bëgg a doole si waxtaan bi waaw ñu yaa ngi en direct lan nga ñuy doole si waxtaan bi. pour waaw ok maa ngi nuyu waaw ma ne maa ngi nuyu jigéen ñu baax ñi ci plateau bi. di nuyu Sénégal bi yëpp di nuyu tam parti réew mi di ci jiite le président Idrissa Seck. thème bi dafa am solo trop mooy jigéen ak politique ndax ku wax jigéen di nga ni sœur la ku wax jigéen di nga ni mère la ku wax jigéen di nga ni épouse la te kenn ku ne xam na ni loolu nga xam ne si moom la ñu dajale ci ay responsabilité mu am doon lu am solo ñu boole ko ak li nga xam si mooy politique ndax li nga xam si moom la ñuy def mooy xàll ay yoon xal loo xam ne vraiment dinañ ci mën a tegu ba suñu ak dund mën a yéwén te kenn ku ne xam na ni tam ñun ñoo ci militant yi nga xam ne ñoo nekk ci parti yi waaye nag mu doon jigéen ñoo xam si dañu am engagement jigéen ñoo xam si seen vraiment seen participation amul benn relâche moo tax li ñuy wax rek mooy allo. Ngaye Mékhé la moom mooy Fatou Bintou Diop responsable des femmes depuis fële ca Ngaye Mékhé xam nga Ngaye moom parfois dañuy am problème réseau waaye nag madame le maire ñu ngi lay wax ni nga def sa dernier mot ndax nan nga gisee émission bi ak dalal bi ñu la dalal tey ñu am kontaan ak mbégte nag ci turu RDS wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu àndandoo sargal la ci li nga xam ne nangul ngañ ko ci invitation bi madame le maire allez-y xam naa li ñu des ci waxtu bëreetul. waaw merci beaucoup Ahmed maa ngi leen di seedeel ni kontaante bu ngeen kontaan rek kontaan naa bu ko raw ndax dañuy commencer émission bi di ko commencer ci yow rek lu rëy la man Ndeye Fatou Diop ngeen ni yéen a ngi commencé ci man loolu sag bu rëy la ci man sagal ngeen ma yàlla na leen yàlla sagal maa ngi jéggalu nag bu fekkee am na lu ma ci juum maa ngi koy jéggalu àddina bi yëpp mu baax rek laa ci bëggoon daf dina mbir na nga ko dundee rek nga koy mën a nettalee te noonu laa ko dundee maa ngi jéggalu bu baax di leen wax ni maa ngi fi je suis à votre disposition heure bu ngeen ma soxlaa rek amul benn problème heure bu ngeen ma soxlaa dinaa teew incha allah ci kattanu yàlla ak mbaaxam yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla nañu yàlla defal jàmm te musal ñu te sàmm leen sàmmuñu sàmmal ñu njaboot gi yëpp yàlla nañu yàlla may ndam yàlla mooy may ndam yàlla nañu may ndam ba balaa 2024 sax Idrissa doon président de la République yàlla mën na ko sañ na ko waaw kay kon nag mbokk yi ñi nga xam ne ñu ngi leen di wax ni rek l'émission daanaka mais di Ahmed am nañ fi surprise de allez-y am nañ benn surprise boo xamante ne bëgg na def lu am solo loo xamante ne kii la te xam naa allez-y bu ne réew mi diaspora TV rek réew mi diaspora rek dina sunu xel dina leen si moom salaamaaleykum Jacob Soep waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ñu ngi lay ziare macha allah ambassadeur maa ngi lay nuyu bu baax di lay gërëm bu baax di lay sant di gërëm Ahmed Diankha wax dëgg yàlla si émission bu rëy bi ngeen def di gërëm wax dëgg yàlla gërëm bu amul ab madame le maire bi nga xam ne ñëw na bokk ak ñun liggéey bi di gërëm di sant Anta di wax dëgg yàlla gërëm di sant Awanar
ak aussi Marietou bi nga xam ne mi ngi ci émission bi vraiment suivre naa ko du début à la fin am ci mbégte bu baax a baax parce que dañu ne jigéen ak politique man dafa am jamono bu nga xam ne dama dem Thiès ñu présenté ma Adja Garmi Fall maa ngi koy nuyu bu baax di koy ñaanal yàlla may ko wér daf ma wax li may déglu centre madame le maire di koy wax ak ci demee noonu seen engagement seen détermination bi ma koy yaay Garmi Fall di wax sama yaram da doon daw mu wane jàmbaate jigéen ñi jamono boobu ba léegi sax maintenant lutte bi ne dafa wute waaye ñooñu dañ leen di remercier bu baax di leen sargal ci seen taxawaay bi mu sa am te ba léegi bari yu ñu ngi ci mais vraiment xam naa ni du ma guddal dama bëggoon rek feddali sama kontante ci émission bu mag bi ngeen def feddali sama kóllëre ci jigéen ñi nga xam ne du man maa ko wax président Idrissa Seck ci boppam moo ne ñoom ñoo koy yóbbu palais kon wax nag képp ku nga xam ne da ngay liggéey président Idrissa Seck war nga jox gëdd bu mag a mag jigéen ñi lépp luñ fi wax véritablement am na solo jàngale yu mag génn na fi maa ngi nuyu tamit Tata Yandé si toujours comme d'habitude expertise am saa bu waxee macha allah génne jàngale bu kawe di gërëm bu baax encore une fois madame le maire pour disponibilité am ak aussi njàngale bu mag yu muy indi en tout cas ñoom ñëpp Awa Naar Anta Marietou ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen wax ne rek RDS moom nii la RDS ñun li ñuy woote mooy inclusivité dañuy inclusif maanaam lépp képp ku nga xam ne ci réew mi nga bokk nga nekk militant nga nekk sympathisant ku bëgg Idrissa Seck sax mën na fi am place am loolu na ñuy woote moo tax nag wax dëgg yàlla lii xëy na jàpp ngeen ni guleet la waaye dinañ continuer yi yu mel nii may remercier bu baax waa communication di nga xam ne ñoo am xalaatu daf émission bu rëy bi ànd ak Ahmed Diankha ak ambassadeur vraiment kàddu yi mënu woon ñàkk ay kàddu gërëm la kàddu sant la kàddu ñaax yëpp rek ñu liggéey continuer ak RDS ak bépp kuréel bu nga xam ne dafa yëngatu pour jàppale président Idrissa Seck rek ñu jàpp si ñu ñëpp pour en tout cas yóbbu sunu leader incha allah au palais bu soobee yàlla waa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. jërëjëf kooku di Jacob nekk l'initiateur du panel waaye l'initiateur du RDS nga xam ne wax dëgg yàlla muy liggéey bu rëy ci ginnaaw waaye di nuyu aussi suñu technicien Demba duñu fàtte grand Moustapha Dramé ambassadeur moom mi nga xam ne moo nekk derrière tout cela waaye duñu fàtte aussi la communication di RDS ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ëmb lii waaye nag du ma fàtte suñu équipe bi nga xam ne tey muy Marietou di Anta di Awanaar nga xam ne dañu dóor ci table ji waaw gàjj nañ ma def nañ ma lu nekk waaye finalement wax dëgg yàlla xam nañ ni noonu lañu donc nag ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu xanaa di leen jox di dajee ba beneen yoon beneen numéro incha allah Ahmed maa ngay félicité Ahmed yow dañ lay sant gërëm la parce que tamit liñ naan bu lëg lekkee alom naka gërëmee coy parce que idée bi aussi jox jigéen ñi place ak loolu yow yaa si yow la idée boobu aussi jógee ñëw kon nag plateau bu mel nii seet séqkaax jigéen ñu am solo yi madame Gadiaga Anta Awanaar ak sunu madame la maire Ndeye Fatou mu wax fi discours bu benn cours magistral franchement dañ lay sant di la gërëm man ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo sant naa la gërëm naa la di gërëm RDS di gërëm yéen ñëpp yal na yàlla defal leen jàmm ak salaam émission de qualité te nii rek lay continuer di amee si RDS réew mi Diaspora TV cliquer leen ngeen abonné di leen ko fàttali. waaw mais ambassadeur dinaa profité aussi tooñ ruube ñëpp xam nañu ruube kan ma ko ruube Moustapha Demba yéen ñëpp waaw kon merci beaucoup kontaan nañu madame le maire aussi ñi ngi am kontaan ak mbégte ci wuy si bi nga xam ne wuy si nga ñu ko di jaajëfal ñëpp rek di wax ne ñu ngi leen di jox di daje ba beneen yoon beneen numéro jaa ngeen jëf. Qui rassure le Sénégal et l'Afrique. Vive les femmes. Ciao. Vive les femmes, vive Réumi, vive Idi.